ku ci bëgg wuli wuli yéen waa Réfane yéen waa Bawol seen doom bi ñëwaat na wuli waat xam ngeen ko ndaanaan bi champion bi moom moo ñëw ci beneen facette moom moo ñëw ànd ak waa wuli production fas yéene bégal nag askanu Bawol ak Réfane gi yëpp ndax daf ñoo indil combat bu mag ci diggante Bour Sine doomi Bawol bi xale bi nga xamante ne nii su bëree mu neex bu feccee mu neex bu xeexee mu neex mu boole ko ak kan borom kuuru Baye Fall bi saalum saalum la ñu koy wax ca jom ja ca fulla ja ca mën a bëre ja waaye ca am fit ba combat boobu nag mbokk yi la wuli jël daal di koy sargale ki nga xamante ne nii moom mooy docteur Djibril Thiaw mooy maire ci commune bu Réfane combat spécial bi war a dox ci diggante Thiatou Mambay ak Léopold drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel nag ki nga xamante ne nii moom mooy Amadou Tidiane Fall directeur bu DMTA ak yeneen i 9 combat espoir ay combat préliminaire yu neex looloo tax wuli daal di yombal nag entrée bi ndax 1500 dong la ko def tribune 3000 francs ci bésu la 16 wuli nee na dina décorer colonel Aline Diop commandant wu compagnie région centre ouest bu Thiès Lamine Samba itam dinañ ko fa décorer Gaston Mbeng wuli dina ko fa décorer sponsor leader bi nag du kenn ku dul Baye parfum bi lay jox parfum bi gën ci parfum yi Cheikh Top Couture baax yaay céramique Daaru Salaam fils jaaykatu jën bu mag bi animation bi Momo Ngom Mbayang Lum ñoo koy assuré kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 16 mai foofee ca Réfane ñu àndi ci ak wuli production ku ci bëgg wuli waa defal nii dama lay way wax bi ni que Franc mu ngi actuellement Belgique Sokh actuellement Maroc ñoom ñaar ñëpp combat bi dafa am lu leen jaral ñu génn dëkk bi dem entraîner ji ba pare di làqu te Sokh ku ne xam na ni ay combat am Gambie la ko doon waajalee di ci indi forme bu exceptionnelle Maroc am na yaakaar naa lu mu bëgg a nëbb gars yi mais Franc actuellement mu ngi entraîner ak ay champion yoo xamante ne ñu ngi ci wàllum MMA ay champion yoo xamante ne tey macha allah bu ñu simee ko kenn du ne physiquement ma gis ci ay quelques photos ku ci mel ni Moustapha mi ñu jàkkaar lool nekk benn champion boo xam mu ngi entraîné ak Franc nekk ki nga xamante ne mu ngi jeg donc ñu jëlee nii fas yéene waxtaan ci kanam tuuti noonu lay jëlee ñi nga xamante ne ñoo nekk ak Sokh ñoom ñu fas yéene wax nu Sokh di waajalee ba pare ñu soog a dugal nag Franc ak Sokh nag yaakaar naa ñu def seen jàkkaarloo bu gàtt bu neex parce que guddi na dañu war a tënk lépp gars yi tëddi waaye nag ci biir jàkkaarloo bi promoteur bi dina dugg incha allah mooy jàmbaar production Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay ziar grand Beuz ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu. mbaa yaa ngi si jàmm. mbokk téléspectateurs yëpp ñu ngi sant bu baax kay ñu ngi sant bu baax. macha allah da nga yitte ba lépp jàmm. sant mais Moustapha tàmm naa gis ay sénégalais France mais sénégalais Belgique ah loolu xanaa communauté bi nu mu demee noonu lan ngeen def Belgique foofu. Belgique nag bëriwul sénégalais nag yoo xamante ni dañuy yëngu si wàllum sport de combat quoi. waaw. donc c'est très rare mais ngay dem compétition di dajeek ay sénégalais yeneen origine yi ngay dajeel quoi ay congolais yooyu. mais c'est très rare ngay dajeek sénégalais quoi mais am na nag mais boobu bëriwul quoi. mais France la ëppee France. Franc lan la gis ci yéen ba maa ngi soog a dégg mbër bu dem Belgique di entraîner man mbër yi tàmm naa leen dégg France tàmm naa leen dégg États-Unis tàmm naa leen dégg ci yeneen dëkk am na visa États-Unis Franc mun na dem entraîner ñu Sokh itam mun na dem entraîner fu nekk moom après nañ ko laaj lan moo tax mu choisir Maroc parce que c'est 2 destinations yoo xamante ne jaaxal nañu ci combat bi Belgique pourquoi Belgique lan moo nekk ci yéen foofu. Fii moom liggéey moo fi nekk comme lu nekk si dëkk yëpp. xam nga. ak mbër bu nekk ak lu muy ut. incha allah. mais lan mooy particularité. lu tax mu ñëw fii xam nga man moom sama particularité moom damay MMA laay def donc je suis plus dans le grappling. grappling mooy MMA mais comme mbapat lamb. donc sans coup. donc loolu laa ëpp lu may def parfois su ma amul combat MMA donc damay compétir en grappling. donc am naa si ay trophées quoi. ci bëre donc grappling mooy bëre rek la bëre la. bëre waaw bëre lutte olympique xam nga. sol jiu-jitsu brésilien bëri na judo bëri na kii quoi. kon bëri na discipline. Franc foofu préparation bi ngeen koy def ak moom du préparation. kese dafa nekk préparation physique plus lutte. est-ce que Franc mu ngi contact ak yéen. mu ngi def lépp lu mbër di def rek mu ngi koy def waaw. am na contact foofu. lépp lu mbër di def mu ngi koy def. ok vraiment. mais yow. yow ni ma la gisee nii da nga xamoon kanam quoi ñaata poids ñaata ngay peser. man moom 90 kilos la.
90 kilos est-ce que mais lan nga def ci MMA lan nga def ci MMA yow. waaw man nag man grappling laa ëpp lu ma def nag. grappling laa ëpp lu ma def donc MMA man samay début rek laa nekk quoi. ñaata combat MMA. donc MMA man benn combat laa defagum. mais grappling je suis champion. waaw. victoire nul wala défaite ci combat boobu. victoire. victoire ok mais grappling. lamb boobu ñaata combat nga ci am. grappling j'ai 12 combats 12 victoires. yow ak Franc da ngeen di contact. waaw. de loolu nag pour man lay dimbali quoi mais. pour sama niveau pour samay compétition parce que am naa combat bientôt. donc loolu pour man la pour man la quoi. contact bi maa ko gën a soxla. Franc bu mu ñëwee foofu lan ngeen gis ci moom lan moo nekk ci moom ci yow li nga seetlu ci maanaam aptitude physique am lan nga gis ni que am na ko loo xamante ne yéem na la. déjà il était impressionnant physiquement. physiquement il était impressionnant donc kon moom continuer liggéey bi ak moom doonul woon loo xamante ni jafe na quoi. donc physiquement il était bien. donc du ñàkk parfois nga am quelques trucs yoo xamante ni coach yi dinañ ko gis parce qu'on est entouré de professionnels. donc on a un très bon préparateur physique boo xamante ni il s'occupe bien de lui moom chaque fois voilà am ñu xool état de forme am ak yooyu donc il est très bien entouré quoi. est-ce que yow. gis nga adversaire u Franc bu baax Sokh mu nekk mbër bu mais ci style de combat mi lan nga gis ni que Sokh manqué na ko. Sokh manqué na ko si bisu combat bi. manqué en général Sokh da koy manqué quoi. loolu moom France su ñëwee nga laaj ko moom bàyyi France su duggee. léegi ok bu ñu wax point faible mais wax ñu point fort Sokh lan nga gis ni Sokh moom la tàmm di bëri c'est point fort. Sokh waaw Sokh moom mbër la moom yàgg nañu seetaan ay combat am c'est un grand lutteur ñu ngi koy saluer au passage. et di ko wax respect quoi. donc mbër bu tey la sooy bëree teel ak moom xam nooy bëri. c'est tout quoi waaw. ñu ngi koy ziar bu baax. mais est-ce que xeex au passage. danger xeex ak Sokh est-ce que am na danger est-ce que xeex ak Sokh am na danger wala y a pas trop de danger. non personnellement man gisuma si trop de danger quoi. mun daal pour yow daal Sokh du. waaw ki nga xamante ne. mun nga ko duma yu. même pas xam nga sport moom respecter sa adversaire la rek même su fekkee yaa ko daax xeex rek benn coup perdu mën na jóge fële rek wàcce la quoi. si. donc à chaque fois da ngay jéem a respecter sa adversaire. xam nga xeex ak Francis Ngannou dafa am bëri danger. xeex ak Francis Ngannou danger trop mais tey xeex ak doof amul danger bu bëri parce que xam nga ni ñoom day bëri si mais Sokh est-ce que vraiment compliqué na wala compliqué wul loolu rek laa bëgg nga wax. non je pense pas non man gisuma complication si moom. Franc lu muy daj fii lu muy souffert fii il travaille dur il travaille très très dur. amul benn chance bu ñu koy may. que ça soit dans tous les niveaux. que ça soit boxe physique. lutte. il fait tout. lépp lay def quoi. lépp lay def il travaille tout. et si bis ba di ngeen il est très fort inchallah. ndax da nga bëgg li nga gën a bëgg mooy Franc dóor Sokh mu daanu wala Franc jàpp Sokh daan ko ci bëre. lu combat bi laaj rek xam nga lamb moom kenn mënul wax yow da ngay ñëw dóor waaye mu daanu xam nga ça de. waxuma li ngeen di def de mais yow li la préféré sa xol yow li nga préféré sa xol. waaw su ko dóoree mu daanu ñu jël de. boobu moo la gënal. waaw na daanu rek xam nga su ko dóoree mu daanu suñ bëree mu daan ko en tout cas su bëree mu daan ko. su xeexee mu daan ko loolu leer na. Moustapha ni ma leen di déggee nii dama mel ni yéen da ngeen xaw a xeexu Sokh. yàlla tere ay sportif lañ di xeeb kenn. Sokh dafa mel ni impressionné wu leen di ni ma la déggee. non Franc mënum instant bi même man gisuma ni mën na dajeeg mbër boo xamante ni mën na ko impressionné vraiment. il a fait ses preuves dans tous les bords quoi. donc sportivement xam nga doo complet à chaque fois da ngay jéem a améliorer loo xamante ni amoo ko woon ak yooyu. seetaan nga ay combat Sokh seetaan nga ay combat Franc ak Sokh. si seetaan na. Franc ak Sokh ku ëpp doole. man pour man waaw Franc ko ëpp doole. personnellement. moo ko ëpp doole.
waaw moo ko ëpp doole. parce que doole Franc ñu ko ëpp doole si lamb ji bëriwul. waaw. du lu ma nekk ak moom nag. ok. du lu ma nekk ak moom. ok. c'est que lamb lenn la rek. mbër bu ñeme entraînement te dafa ñeme entraînement. loolu dama koy leeralaat fii. parce que fii ñun entraînement yu ñu am en tant que athlète boo xamante ni dañuy def sport différent en plus ñoo ma gën a lourd donc mon poids lourd la man mi-lourd la donc 90 kilos laay def mais soo gisee ni muy toppee suñu entraînement en tant que poids léger par rapport à lui quoi boobu ngay xamee ni moom il est vraiment prêt physiquement quoi. mais c'est un club ku fa gën a lourd ban poids lay peser. suñ club ku fa gën a lourd. si club bi. jumeau yi. waaye 120 kilos ah. ñoom dañuy contact ak Franc. waaye ay dañuy font tout. mais box tout. moo xam naa Franc mënu leen daan moom Franc mënu leen yëngal sax. mënu leen yëngal. mu nekk voilà. ah ñu ngi liggéey daal Beuz. non dama la xam naa. combat yëngal mënu leen yëngal. oui amul benn chance en tout cas fii moom xam nga. fii moom ñu gën a wow la fi fekk donc moom xam nga ni affaire moom day yomb. du yomb si combat bi mais xam nga liggéey na ko daal. il a tout préparé vraiment. mais kontaan naa ci yow Moustapha il faut nag après comme yaa ngi ci MMA temps yi dafa am lu ñuy waajal ci MMA bi. on a un très grand combat de MMA le 18 juin. parce que le 19 juin. ak soq mais samedi 18 juin ci guddi. incha allah am na événement bu mag bu ñuy war a couvrir ñun. waa Buzz pour Lutte TV donc incha allah rabbi dinaa la ci jël nga wax ko ci sa xalaat ma wan la combattant yi ñu ngi tey rek lañu demoon defi seen shooting ak yeneen. ok. naa ci yow. ok ñoo far amul benn problème. léegi nag gannaaw bu ñu paree Moustapha ñu jaajëf ñu dugg nag ci waa kër Sokh yi donc damay woo Sokh passe ma ñu mu nekkal moo xam ñu muy entraîné noonu la wala boog bu nekkee ñu mu entraîné noonu sax ñu mu dëkkal ñu wax ma Sokh naka lay waajalee comme dégg ngeen waa kër Franc nu ñu communiqué ñoom seen communication ça fait clair Franc ëpp doole dégg ne ñoom nee nañu Franc moo ëpp doole nee nañu léeg-léeg donc guys yéen ñu seetaan en direct sur Instagram donc ginnaaw bu ñu paree ak waa kër Franc nañ dem ci waa kër Sokh après ñu dugalandoo Franc ak Sokh mu nekk le face à face en live sur Instagram donc acca ñu dugal Sokh léegi donc guys acca bismillah Sokh la ñuy xaar mu yegg si mu dugg bu ko defee ñu jël waa kër Sokh yi Sokh ñii dem mooy waa ñu leen jaar Buzz sëñ bi maa ngi lay waa kër Sokh yi ñu lay bëggee bu baax yaa ngi si jàmm tur bi naka la Fallou Galas waaw Fallou Galas a ngoog Buzz maa ngi lay bëggee bu baax naka activité yi ooy ñu ngi sant bu baax a baax préparation combat bi waaye gis nga ñu ngi ci bu baax a baax macha allah Fallou dégg nga léegi ki nga xamante ne moom mooy Moustapha nekk ak Franc ca Belgique man Moustapha bu ma ko déggee man sax maa ko tey na ay Sokh du ci mais mu mel nii Moustapha xelam dafa dal trop ci combat bi ñoom xalaat Sokh sax ñoom ñu ngi xalaat nu ñuy fëree Sokh dem xooli ji ci kaw seet ko loolu ci ay waxam waaw Moustapha déglu naa ko du début jusqu'à la fin mais li ma gis mooy xama rek moom waxu far lay wax quoi waxu far lay wax ndax ku xam Sokh yaa nga seetaan làmb xam Sokh fi mu débuté ak fi mu jaar ci làmb ak fi mu yegsi waroo am benn xel ñaar diggante moo Franc ne combat bu yomb lay on se dit la vérité boy Buzz dañu waxante dëgg gars yi coow li moo bari rek mais ñoom ñëpp xoolal ku si taseeg Sokh xam ne am nga adversaire bu mag a mag a mag a mag gars yi gënuñ ko ñeme dàquñu ko bëre fonk na entraînement nekk na ci ay conditions yu bien te am na staff boo xam ne instant bi nii ñu ngi sant yàlla bu baax a baax macha allah combat bi nii Buzz daf ñu jaral combat weddi tuuma la
ndax Sénégal yëpp koo dëkk micro ñu ne Franc moo mën Sokh te lamb ji incha allahu rabbi li yàlla di maye bu doñul lamb ji ci la ñuy xam ne Sokh mbër kaamil du question dama nekk ak moom wala du question xam nga man balaa dara amateur la maa ngi dund fii ci Maroc pendant des années Sokh maa ko yar xam ko bu baax xam li mu rampe xam lu mu def ba yegsi fi mu yegsi Sokh ñu bëri sax bi mu fëlee ba commencé daan yenn combat yi lañ ko xam mais Sokh dafa reñe Sokh dafa mbapat dafa yëngal mbapat Sokh li koy topp nii li koy topp nii mbapat lañu ko toppee yaa ngi comprendre ñun dañuy yàgg ci làmb xam làmb buzz léegi nag moom gaayen internet bi bëri na ku wax benn wax gaayen am buzz coow li bëri ñu naan diw mais ñi fii wax ñi ñëpp xamuñu làmb ñun dañ ko dund pratique ko yàgg indi mbëri ba ci digg géew muy bëri dëgg la tey ñu bëri tey suñu ma gisee dinañ xam ne Sokh ay ndaanaan ñoo ko ànd dafa am loo xamante ni dama koy sentir des fois mooy mbëru mbapat yi parfois dañuy xaw a ñëw xaw a am benn ego bu surdimensionné quoi ñoom pour ñoom ñoo dàq bëri ci làmb ji ñoo fi ëpp doole que ñi ay ragal lañu xaw ma ndax yaa ngi seetlu loolu quoi seen communication dañuy am xeebeel ci mbër yi nga xamante ne nekkuñu ci mbapat bi. mais xam nga buzz loolu bu amee man lu may jàpp mooy ñooñu dañu leen bàyyi ñi nga xam ay màgg bëre la xam nga màgg bëre nekk ci benn koñ am benn conférence ngand entraîné ba taxaw say mbokk ak say waa koñ puus la na la mën nga am dara ci làmb ji nga dem dugg ci làmb bokkul ak lii nga xam ne danga ko tarbiyu du benn Sokh dafa judd ci ëttu làmb màgg ci ëttu làmb judd fekk ay ñoom grand frère am di def lu ne ci làmb ñu teg ngembali ci digg kër gi mu jël ko ku nekk xam ne Jet Li dëgg la Jet Li woon nañ waxante dëgg Jet Li lu ne def na ko ci làmb dëgg la waaw comme Sokh tey am na loo xam ne tey ndono laa koy jàppee man pour man ndono la dëgg la ba pare nag mu ñëw topp ci ay tànku magam ba pare gën leen ko gëm Jet Li bu demee ba ne Sokh affaire yaa ngi noonu ngemb laa ngi noonu àndal ak sarax paa bi ngeen liggéey xam ne làmb lu ne mën ngeen ko am mais gëm-gëm la Jet Li xale bu ndaw la Jet Li woon xale bu ndaw la dafa mel ni Sokh dafa précipité Jet Li ne ko puusal ma jàll ndax mais Jet Li xam na ne booy bi gëm-gëm bi ne ci moom ak fi mu bëgg yegg ci làmb mieux vaut mu may ko loxo mu ñëw mu ne ko demal dëgg la gis nga mais bëgg naa laaj bu ñu naxal xaw a jaaxal quoi màgg bëri Sokh ak Franc kan moo ci màgg bëri ñoom ñaar xam nga Franc staffu Sokh dañ ko xam bu baax te moom xamul na dañ ko xam tey ñu bëri buñ ma gisee ci live bi nii dinañ ne Fallou Gallas a ngi nii man je suis grandi à unité 7 parcelle Franc sama kanam la juddoo Sokh du doon jógee Pikine ñëw di reñe si parcelle unité 7 di fa daan Sokh tey boo gisee Franc ëpp ko ay fam si biir parcelle Sokh ñu bëri tey ñu bëri moom moo leen leeral Pikine bi mais ñu bëri dañu tegoon na Sokh parcelle la dëkk de mais ba lu leer laa lay wax nii Franc da doon làqut ci palanteer bi di ko yëndu mais dañ ko xam par cœur gis nga bu ñu si yeggee jàmm bu ñu si yeggee jàmm ak salaam ci la Sénégal yëpp di xam ne Sokh mbër kaamil te xoolal buzz li ñu bëgg ci làmb du Franc moo ñu ko mën a may bu fekkee Franc daf ñu nar a baare ci làmb ñu tekki suñu ngem fi ñu teg suñu bët du ay Franc coow li nag bëri na ñu naan Franc mais buñ ci yeggee jàmm nga fa xam ne Franc du tous. Franc Reug Reug c'est deux lutteurs yoo xamante ne ils communiquent ni ñuy communiquer peut-être sax bon Reug Reug moo am communication bu xaw a sax mais Franc tuuti lay wax mais il parle beaucoup quand même ah Franc il parle beaucoup il parle peu et beaucoup xaw ma nag xam nga fi may waxee quand je dis il parle beaucoup bu ñu wax yenn wax yoo xamante ne vraiment Franc il faut Buzz xam naa bu baax fi ngay waxee tey li ñuy wax naan ku jëm guerre doo wax sa ay armes mais Franc ni ñu ko xamee su xamoon ne noonu la ñu ko xamee dina def attention très attention ci combat du siècle lay bëre combat bi daf ñu jaral comme ni ma laaj sa Moustapha mi nekk ak Franc laaj naa ko bu dee wàllum xeex di ngeen diggal Sokh mu
jël boppam xeex ak Franc parce que Franc ci doomu daanu la jógee. waaw loolu dëgg la mais gis nga bës buñ ci yeggee bu dee wàllum xeex gis nga Sokh liggéey na loo xam ne ci làmb ji laa la wax de ci làmb ji liggéey na ci loo xam ne lépp lu Franc indi dina ko coûter cher ci làmb ji. gis nga xeex bi ñuy wax bu Franc dëggalee boppam. Sokh da koy dóor mu daal lu leer laa waaw bu Franc dëggalee boppam ci làmb ji Sokh da koy wàcc incha allah lu leer laa la. làmb ji dañ ci pare dañ ci liggéey lu métti Sokh da ci ay coono yu métti lañ ko ci teg te bu ñëwee incha allah Sénégal ci jàmm dinañ xam ne Sokh ay coono yu métti la daj ci làmb ji ñun ba pare li ma gën a neex mooy làmb ji da ko jaral làmb ji jaral na ko fonk ku ci bëgg wulli wulli yéen waa Réfane yéen waa Bawol seen doom bi ñëwaat na wulli waat xam ngeen ko ndaanaan bi champion bi moom moo ñëw ci beneen facette moom moo ñëw ànd ak waa wulli production fas yéene bégal nag askanu Bawol ak Réfane bi yëpp ndax daf ñoo indil combat bu mag ci diggante Bour Sine doomi Bawol bi xale bi nga xamante ne nii su bëree mu neex bu feccee mu neex bu xeexee mu neex mu boole ko ak kan borom kuuru Baye Fall bi saalum la ñu koy wax ca jom ja ca fulla ja ca mën a bëre ja waaye ca am fit ba combat boobu nag mbokk yi la wulli jël daal di koy sargale ki nga xamante ne nii moom mooy docteur Djibril Thiaw mooy maire ci commune bu Réfane combat spécial bi war a dox ci diggante Thiatou Mambay ak Léopold drapeau boobu la ñu jël daal di koy jagleel nag ki nga xamante ne nii moom mooy Amadou Tidiane Fall directeur bu DMTA ak yeneen i 9 combat espoir ay combat préliminaire yu neex looloo tax wulli daal di yombal nag entrée bi ndax 1500 dong la ko def tribune 3000 francs ci bésu la 16 wulli nee na dina décorer colonel Aline Diop commandant wu compagnie région centre ouest bu Thiès Lamine Samba itam dinañ ko fa décorer Gaston Mbengue wuli dina ko fa décorer sponsor leader bi nag du kenn ku dul Baye parfum bi lay jox parfum bi gën ci parfum yi Cheikh Top Couture baax yaay céramique Darou Salam fils jaaykatu jën bu mag bi animation bi Momo Ngom Mbayang Loum ñoo koy assuré kon mbokk yi bés baa ngi noonu le 16 mai foofee ca Réfane ñu ànd ci ak wulli production ku ci bëgg wulli waat defal nii dama lay way